الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نافعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب الذي أنا الذي ولد غير والذي وخير والد بغير بلدي بآلي وصحبه والهمدي salaatu zil adil azimi jamadi jërëjëf Thierno Moule Sow nafaani man lam yakun bi waladi wala bi walidin fataba ghalani أنا الذي ولد خير والذي وغير والد بخير بلدي بعلي وسبي والهمدي salaatu til azil azimi zamadi jërëjëf Thierno Moule Sow xutbul jamaan nafaani man lam yakun bi waladi wala bi walidin fataba ghaladi أنا الذي ولد غير والذي asalaamaaleykum mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi safoo di seetaan TMS TV dalate na nag jàmm seen télévision bi nga xam ne mooy feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ ñu nekk nag ci seen reportage Ndogu Moule nag ni ngeen ko xamee tey nag le fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor bi tombeek nag le 29 avril 2021 ngeen gis nag ñu ngi fii ci kër xalif général des Djinn le roi de la médecine traditionnelle ci cabinet médical bi ngeen gis ñi nekk sama ginnaaw di dagg mburu yi macha allah yéen a ngi gis waa membre association bi ñu ngi commencé defar mburu yi mu nekk nag lu am solo loo xam ne xalif général des Djinn commencé na ko depuis début weeru koor bi nag di ko fas yéene wéyal ba koor gi jeex incha allah ngeen des ak ñun nag ci TMS TV ci kanam dinañ nag andi leen impression ñi nga xam ne ñooy bokk ak ñun ndogu ñi. Alors donc chers internautes, chers téléspectateurs, c'est votre reportage de Ndogu Moule aujourd'hui 29 avril 2021 donc 16e jour du mois de Ramadan. Donc vous voyez le khalife général des Djinn a l'habitude de faire ça depuis le début du mois de Ramadan. Alors donc vous voyez les membres de l'association qui sont en train de tartiner les pains de mayonnaise, de beurre et de chocolat. Donc restez avec nous d'ici quelques minutes. L'heure de la coupure, vous aurez l'impression de quelques passants qui auront tout simplement à venir couper le jeûne avec nous. Ladies and gents, dear followers of TMSC, welcome to your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. We are in the house of the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings, and we are in the broadcaster Ndogu Moule, and you can see this behind me. We have the members of the association Darulai that are just preparing the breads, making some mayonnaise, some chocolate, some butter. So stay with us on TMS TV. In some minutes you will be having the feelings of the guys who will be coming to break their fasting day with us. So thanks for following us on TMS TV and stay with us. We will be coming back in some minutes. وعلى والد بغير بلدي بعلي وسبي والهمدي salaatu zil adil azimi zamadi jërëjëf Thierno Moule Sow nafaani man lam yakun bi waladi wala bi walidin fataba ghaladi أنا الذي ولد خير والذي
وخير والد بخير بلدي بعلي وصبي وفمدي صلاة الأرض العظيم بجمدي jërëjëf kenn mu la sow téléspectateurs yi safoo di seetaan TMS TV dalati leen ak jàmm ci seen télévision bi feeñal lépp lu nëbbu làmb ak ñëri ngeen nekk nag ci seen reportage Ndogu Moule toujours ma ànd ceeg sama naataango doyen Aziz ngeen gis nag le khalife général des Djinn Thierno Moulay Sow le roi de la médecine traditionnelle di egsi noonu ci otoom macha allah sanse ngeen gis nag chaque jour mu ngi joxe ndogu depuis donc début weeru koor bi dañ koy nag daal di dégtal kàddu gi jox ko mu wax ci xalaatam par rapport ak tey nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor bi waaye daata loolu damay jox doyen Aziz mu sànni ci kaddu delloo kaddu gi Thierno Moulay Sow le khalife général des Djinn mu am lu mu ci wax. waaw jërëjëf Saliou wax dëgg yàlla biñ ko gisee day xaw nañ sax boobu xaw nañu bett parce que tey du jour bokkul ci jour yi muy liggéey waaye nag ndogu yi moom bi koor gi commencé la ba léegi donc defe naa ne buñ gisee sëriñ mu daal di ñëw wàcc yéegul dem ci kaw ñëwul defe naa pour consultation tey dafa mel tey dafa ñëw visite bi spéciale la ñëw. pour affaire ndogu sëñ bi waaw defe naa ne am na message booy sànni vraiment ci li nga xam ne ni yaa ngi koy def ci teranga te kenn du ne c'est la première fois nga di ko def du dëgg di ko baaxee jaam yi di ko baaxee askan wi ginnaaw bi nga yëkkatee suukar ak ceeb ak la cay ànd yëpp daal di koy jox doomu aadama yi sëñ bi waaw macha allah alhamdulilah rabbil alamin a'uuzu billahi min shaytaan rajim wala xawla wala xuwata illa billahi azim gannaaw bañ sant yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi salaa salaam ñoo ngi leen di nuyu bu baax doyen di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy bàyyi xel vraiment di kontaan bu baax tey dama ñëwoon def visite comme d'habitude rek macha allah donte liggéeyuñu tey waaye dañuy ñëw xool gis nañ gars yaa ngi ci liggéey bi jàmbaar yi vraiment macha allah ñoo ngi ci liggéey bu baax si ngeen café yi ak meew yeeg yooyu macha allah comme d'habitude rek comme niñ ko daan defee rek chaque weeru koor dañuy joxe ndogu macha allah préparé ko yóbbu ci jàkka yeeg ci jumaa yi macha allah defe naa ne ñeneen ñaa ngi ci kaw ci mburu yeeg yooyu macha allah comme d'habitude rek macha allah te liggéey bi rafet na sell na vraiment gars yi ay jàmbaar lañu vraiment ñoo ngi koy def ni ko gars yi bëggee ñoo ngi segg café gis nga booba tey ñoo ngi segg mbana café macha allah ak ay meew préparé pour yóbbu ci jàkka yi ak ci jumaa yi ak ci hôpital yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy romb fii mooy taximaan yi ak particulier yeeg yooyu macha allah nga xamante ne heure ndogu daf leen di fekk ci yoon bi macha allah bu ko defee taalibe yi vraiment génnee ndogu bi jox leen ko di kontaan bu baax a baax ci ñi nga xamante ne mooy taalibe yi rawatina association Thierno Moulay Sow bu Daarullahi bu nekk Sénégal aussi taalibe yi ñëw nañ jàpp ci liggéey bi vraiment gis ngeen gars yi fii Serigne ak Mamoudou booba tey ñoo ngi ci café yi ak ñoom Diop vraiment macha allah ak ñoom Amar vraiment gars yaa ngi ci liggéey bi bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñoom Alseeni Silla ñoom Yatma vraiment di kontaan bu baax comme d'habitude rek. macha allah di sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi xam naa ne heure ndogu soreetul gaa yaa ngi ci liggéey bi macha allah doyen. yow daal sëñ bi dafa mel ni moom nga nekk fi ak nga bañ fi nekk yëpp liggéey bi moom mu ngi jaar yoon. waaw liggéey bi day jaar yoon parce que ci loolu lañ leen digal. vraiment macha allah te daanaka saa su ne ñoo ngi fi. ñoo ngi ci liggéey bi vraiment ñoom it ñoo ngi koy doxalee comme ni ma ko bëggee. vraiment di leen sant bu baax di leen gërëm. gis nga sécurité yi sax vraiment doo leen xàmmee sax ak taalibe yi vraiment ñoo ngi ci segg café yeeg ñoo ngi ci lépp vraiment macha allah loolu yëpp lu baax la yiw la liggéeyal yàlla la weeru koor macha allah noonu la macha allah partagé la loolu laa leen sant loolu laa leen digal loolu laa leen jàngal maanaam nañu partagé gis ngeen même journaliste yi dañuy nekk ci café gi ci mburu yeeg yëpp kon loolu lu baax la ngëneel la vraiment di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi. voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi donc Saliou defe naa loolu leer la maanaam moom consigne yi mu joxe même bu fi nekkul sax dañ koy appliquer à la lettre parce que déjà kenn ku nekk xam nga li nga war a def alors xam naa nag du ñàkk aussi dinañ yéeg léegi xool ci kaw tamit maanaam ñi nga xam ñooy préparer mburu yéeg ak li nga xam moom mooy ànd ak yu tàng yi nga xam ne ni vraiment moom la sëriñ bi baaxee askan wi parce que nag nee na moom xalaatul ma sàmba ma demba moom daal fi mu ne nii képp koo xam ne ni ne sa wërsëg mu ngi ci rek incha allah rabi boo fi jaaree dinañ la jox nga ndogu bokkul nag ak oto bi nga gis mu ngi gaare te ñu fas yéene aussi jël ay ndogu di ko yóbbu ci jàkka yi ak ci jumaa yi donc defe naa ne moom ndogu li yemul fii rek waaw dafa génn fii dem biir Parcelles Assainies dem Cambérène dem fépp donc defe naa ne loolu vraiment muy loo xam ne nii aussi tamit sëriñ bi mu ngi koy def
wax naa leen ko tey moom vraiment tey xalaatuñu woon dina fi ñëw pour consultation waaye am yëg-yëg ci askan wi maanaam fa mu leen teg ak aussi tamit xam ne li muy def dafay liggéeyal suñu borom te defe naa ne booy liggéeyal seen borom bi nag moom amul samedi amul dimanche amul jour de repos jour yëpp da nga war a liggéeyal sa borom parce que borom bu lay fay tamit du seet jour bu lay fay daf lay fay en permanence defe naa tey loolu moom moo fi tànkam donc voilà merci donc chers téléspectateurs nous allons maintenant continuer accompagner le marabout qui est là c'est vrai c'est pas un jour de consultation comme d'habitude mais il est venu spontanément pour peut-être regarder comment se déroule en tout cas le travail du personnel, tout le personnel qui a été en tout cas mis en œuvre pour peut-être les besoins de la coupure du jeûne. Et ça c'est important, Tout le personnel est mis à rude épreuve. Alors les caméramans, le personnel de sécurité, les journalistes, techniciens, caméramans, tout le monde se met au travail pour peut-être essayer, en tout cas, de permettre à ces musulmans de couper le jeûne. Alors vous le voyez, ce n'est pas le même décor auquel nous avons droit. Ce n'est pas le même décor, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Tey xam nga jàppuñ ne bu su consultation la moo tax salle bi ngeen gis nii tey mu vide nii waaye nag sëriñ bi moom nee naa leen tey dafa ñëw pour gunge gaa yi maanaam ci ndogu yi ci séddale bi jàppale bi tey moo tax moom mu ñëw yaakaar naa ne moom fii lay ndogoo tey moom waaw tey moom yaakaar nañ ne bu baax a baax tey fii lay ndogoo tey donc ñu ngi fii en direct sur la TMS TV depuis le cabinet alors tey gis nga tey la sécurité voilà donc defe naa ne waaw sëriñ bi yegsi na xam ngeen ne li ma leen wax ne leen tey du consultation mais ñëw ànd ak personnel am bi ci liggéey bi waaw mbuus yi ngeen gis nii yii moo jëm ci jàkka yi yii moom c'est déjà préparé ba pare yii moom incha allahu rabi rek dans quelques minutes jàkka parcelle yëpp la ñuy jox mooy sachet yi ngeen gis déjà lépp lu nit di ndogoo rek mu ngi ci biir sachet yi alors voilà vous nous montrez en tout cas l'intérieur yi ci nekk voilà gis nga sëriñ bi di ko wane boppam mu ngi nii waaw dégg nga lépp ngi ci biir macha allah ma ne lépp ngi ci biir moom waaw lépp ngi ci biir donc lii moo jëm ci jàkka yi nekk Parcelles Assainies yëpp ak Cambérène waaw oto bi moo koy yóbbu donc oto bi ak chauffeur ak ñoom Diop ñoom ñëpp ñi nga xam vraiment ñoom ñoo yor dispatching bi ñoom ñoo koy def donc li may wax ne sëriñ bi moom vraiment yemaloo ko fii ci kër gi yemaloo ko ci mbedd mi yemaloo ko sax ci koñ bi dafa génn dem fépp gis nga ko déjà gis nga kit yaa ngi nii saaku yi defar nañ ko ba pare li ci war a dem yëpp mu ngi nii sëriñ bi voilà donc dégg ngeen sëriñ bi ni mu ko expliqué incha allahu rabi lii moom la ñuy wàccee ci circulation bi waaw ci VDN bi donc tous les patients de la VDN incha allahu rabi heure ndogu bu leen fi fekkee ils seront servis waaw ils seront bien servis alors gis nga donc équipe bu association Darou Laye waaw sëriñ bi am na message boo leen di envoyé ñoom de wax dëgg yàlla di leen ñaanal rek macha allah vraiment woote nañ taalibe yi ñëw nañ saa su ne maa ngi leen di ñaanal ndax sa sëriñ macha allah bu génnee teraanga bu mel ni taalibe yi ñëw jàpp ci liggéey bi vraiment def nañ li leen war di leen ñaanal yokku ba yëg ko rek macha allah noonu la vraiment kontaan naa bu baax a baax dañuy bàyyi seen yitte yëpp ñëw vraiment jàpp ci liggéey bi macha allah gis ngeen Moussa moom it macha allah moo ngi noonu bàyyi liggéeyam yëpp université vraiment nekk foofu chef sécurité bu mag mais gis nga dama koy gis tout le temps ci vidéo yi day bàyyi liggéeyam ñëw di jàpp gis ngeen ñoom nday Marème gis ngeen ak ñëpp bu ñu limee dañuy juum daal maanaam taalibe yëpp ñoo ngi leen di ñaanal vraiment nii la waaw góor donc defe naa ne lii la sëriñ di xaar ci taalibe wax dëgg yàlla maanaam taalibe day dem ci waar wa jàppale sëriñam te defe naa ne loolu taalibe bu bugg sàkku barket ci loolu ngay xëy ci ngay gontu te ñoom nag wax dëgg yàlla ñëw nañ uyu si sëriñ bi ñëw jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne nii wax dëgg yàlla sëriñ bi mu ngi koy def donc ñu accompagner le marabout ñu accompagner ko mu rejoindre son cabinet médical
nii nag maanaam café gi defar nañ ko ba pare ci marmite bi léegi nag ñu ngi koy conditionné maintenant def ko ci thermos yi buñ ko defee ci thermos yi ça veut dire que suukar nañ ko ba mu saf sap waaw togg ko ba mu baax donc lii defe naa ne mooy benn étape boo xam ne nii vraiment ci ndogu bi la waaw gis nga ak lan waaw gis nga thermos yaa ngi nii thermos yi nga gis ci lañ koy def ak cafetière yi baraada yi ci lañ koy sotti pour mun a xelil nit ñi quoi voilà gis nga donc c'est un travail très bien organisé maanaam travail à la chaîne la ya ñu defar ca kaw conditionné ko wàccee ko ci suuf def ci biir gis nga te thermos yi ngay gis yëpp suñu paree demain matin à la première heure dañ koy raxas ba mu set wecc waaw ak omo eau de javel yëpp defar ko ba mu baax voilà gis nga donc mburu yaa ngi nii ñuy conditionné ma ne ko mburu yaa ngi nii conditionné donc defe naa ne oto bi presque da fees na gis nga ñu ngi yëgal cafetière yi moom daanaka buñ ko yëgalee ba pare rek automate direction waa dégg ngeen sëriñ bi nee na nañ gaawal seen loxo parce que bëgguñu dara tardé parce que heure ndogu des na tuuti rek incha allahu rabi waaw ak oto bi moom incha allahu rabi dafay gaaw donc loolu yëpp vraiment c'est sous l'œil vigilant du marabout qui demande à ce que vraiment qu'on accélère un peu parce que il faudrait quand même calculer l'heure de la rupture gis nga déjà am na patient yoo xam ne ñu ngi romb di taxaw en attendant pour bu waaw voilà dégg nga sëñ bi nee na ñu laal bassin yi comme ça passant yi nga xam ne ni wax dëgg yàlla tombé nañu ci ñu mën a ñëw ndogoo fii gis nga xale yi aussi tamit ñoom tamit ndeysaan heure ndogo bu jotee dañuy bàyyi seen kër yi ñëw parce que fii lañ bëgg a ndogoo fii lañ bëgg a dogee waaw fii lañ bëgg a dogee ndeysaan voilà donc dafa mel ni maintenant le chargement est fait ñu ngi tëj maal bi Diop adjoint chef sécurité mu ngi ànd ak chauffeur bi pour ñu dem yóbbu ji ndogu yi nga xam ne nii moo jëm ci jàkka yeeg jumaa yi Parcelles Assainies ak Cambérène waaw lii nag moom bi koor gi commencé ba léegi chaque jour la bés bu set la amul jëlal waaw dégg ngeen nee nañ hôpital yi sax sëñ bi boole na leen ci maintenant waaw hôpital yi sëñ bi boole na leen ci parce que tamit vraiment nga am malade nekk hôpital waaw jërëjëf kon nag voilà donc voilà donc gis nga 8 sacs yooyu ñoom ci la ñuy def ndogu yi pour yóbbu pour jàkka yi ak hôpital yi parce que tamit sëriñ bi xalaat na hôpital yi parce que tamit hôpital yi am nañ solo parce que da ngay gis yóbbu malade wax dëgg yàlla heure ndog jot doo am foo dogoo buñ la fa fekkee defe naa ne jox la vraiment nga ndogu loolu tamit defe naa ne loolu lu am solo la donc ça veut dire que sëriñ bi aussi vraiment fàttewul kenn bàyyiwul kenn ci teraanga ji nga xam ne mu ngi koy séddale chaque ngoon fii ci cabinet médical bi voilà gis nga lal nañ basang gi waaw lal nañ basang gi waaw lal nañ basang gi xam naa ne basang gi moom buñ ko lalee rek daanaka yëf yi soreetul ma ne ko daanaka yëf yi soreetul voilà sëriñ baa ngi mu ngi delluwaat mu ngi dem waaw mu ngi delluwaat mu ngi delluwaat donc oto bi ñu ngi koy gunge pour mu génn ko accompagner pour mu génn voilà ko accompagner pour mu génn ñu ngi koy accompagner pour mu génn
nuyu di la jox sa wàccuwaay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتابع الذي أنا الذي ولد غير والذي وخير والد بغير بلدي بآلي وصحبه والهمدي salaatu zil adil azimi jamadi jërëjëf Thierno Moule Sow nafaani man lam yakun bi waladi wala bi walidin fataba ghalani أنا الذي ولد خير والذي وغير والد بخير بلدي بعلي وسبي والهمدي salaatu til azil azimi zamadi jërëjëf Thierno Moule Sow xutbul jamaan nafaani man lam yakun bi waladi wala bi walidin fataba ghaladi أنا الذي ولد غير والذي وغير والد بغير بلدي بعلي وسبي والهمدي ثلاث الذي مزمدي جرجف Thierno Moule Sow نفاني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب غلدي أنا الذي ولد خير ولدي وغير والد بخير بلدي بعلي وسبي والهمدي صلاة الأرض العظيم جمدي جرجف Thierno Moule Sow نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب غلدي أنا الذي ولد خير ولدي وغير والد بغير بلدي بعلي وسبي والهمدي صلاة سلعة العظيم سمدي jërëjëf Thierno Moule Sow نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فلا بغلدي أنا الذي ولد غير ولدي
وغير والد بغير بلدي بآلي وسبي والهمدي صلاة الأتلاجي مزمدي جرجل فجر ملتو اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم كان مليا بري مقامه كان مليا بري خم كان مليا بري يرمان اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم كان مليا برير ماده كان مليا بري خمم كان مليا برير ماده كان مليا بري مقامه كان مليا برير ماده اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Voilà, merci donc aux amis téléspectateurs ñuy seetaan sur la TMS TV. Il est à ma montre 19h40 donc 20h moins 10 minutes pour won leen ne leen heure bi dogu nañ ba pare. Alors dogu nañ ba pare gis ngeen maanaam ndogu bi organisation bi ca kaw biñ ko wàccee ak oto bi nga xam ne moom moo doon yóbbu ci jàkka yi ak jumaa yi ak aussi centre de santé yi nga xam ñoom ñoo nekk Parcelles Assainies ak Cambérène loolu yëpp sëriñ bi di ko def bés bu sot bi koor gi commencé bi léegi. alors fii ñuy wax ak yéen nag xale yi aussi tamit waa koñ bi dañuy ñëw di ndogu su fii xam nga xale yi ñoom soriwuñ fi mais ñoom dañu préféré bu heure ndogo jotee ñu daal di bàyyi seen kër yi ñëw daal di ndogoo fii. alors loolu nag vraiment muy image yoo xam ne nii tamit ak aussi tamit borom oto yi maanaam moo xam particulier moo xam les transports en commun képp ku ñëw ba toll fi sax ñoom xam nañ ko ba nga xam ne bu ñëwee sax ñoom dañuy daal di droité vraiment ñu daal di ñëw jox leen seen café jox leen seen mburu ak la cay ànd yëpp ak ndox ak yëpp pour mun leen permettre ñu dogu parce que am na ñoo xam ne jombul fi ñu dëkk jege na am na ñoo xam ne fi ñu dëkk dafa sori. donc defe naa ne tey loolu lañ leen indiloon aussi sëriñ bi wax na ko sànq di gërëm aussi tamit association Darou Laye nga xam ne nii dañoo ñëw jàppale sëriñ bi ci liggéey bi d'abord ci liggéey bi et boo xoolee bu ñëwee dañuy nettoyer defar ba mu baax vraiment sol ay gants daal di respecter les gestes barrières bu ñu defaree li ñuy defar ba pare aussi nga gis leen tamit fépp foo xam ne nii rek am na lu ñu war a dégager wala lu nettoyer rek dañ koy daal di nettoyer fii ngeen gis ni ay basang lañ fi laloon. ay basang lañ fi laloon vraiment xale yi mun fi toog ndogu ak ñenn mag ñi nga xam ne vraiment dañ bëgg a toog nekk à l'aise ndogu donc defe naa ne tey loolu lañ leen fi indiloon gis ngeen ñoom Alseeni
ñoom Amath les préposés aussi à la sécurité ñoom ñëpp ñu ngi woon tey ci liggéey bi gis nga ko cafetière yaa ngi nii nag gis nga cafetière yi ak termos yeeg yooyu bu soobee yàlla suba à la première heure moom dañ koy raxas ba mu set mu mel ni musul def dara te boo xoolee cafetière yi nii ak termos yi dafa mel ni dafa bees waaw alors tey nag gars yi ñoom ñoo nekkoon ci café gis nga ko gis nga Serigne man defoon naa ne vraiment sécurité rek la waaye nag loxo bi moom macha allah ci café gi café gu tàng gu saf lay def alors donc tey defe naa ne loolu lañ leen indiwoon fii tey maanaam ci ndogu ci bésu alxames jeudi 29 avril 2021 gis ngeen sëriñ bi tey amul consultation mais def na déplacement ñëw vraiment xool liggéey bi nan lay demee waaye daf ci am kontante parce que wane ñi nga xam ne ñoom la dénk liggéey bi wan nañ ko ne bu fi nekkee ak bu fi nekkul yëpp liggéey bi dañ koy jaarale ci yoon te defe naa loolu sedd na xolam moo tax bi mu ñëwee vraiment dafa kontaan delloo leen njukkal ba pare daal di taalal otom daal dem këram pour mun a ndogu ji donc lii lañ leen indiloon tey ci jeudi 29 avril 2021 fii ci clinique Thierno Moulay Sow ci ndogu bi nga xam ne ni sëriñ mu ngi koy joxe chaque ngoon ñu ngi leen di jox rendez-vous suba incha allahu rabi à la même heure et à la même place merci peace and love adama waaw gis nga lii aussi image la boo xam ne nii vraiment c'est une image boo xam ne nii ça ne passe pas inaperçu Alseni Sila nga xam ne nii tey lépp lu secrétariat tey moom moo koy assuré nekk secrétaire particulier sëriñ bi tey moom mooy bale nii li may wax ne ñoom duñ bàyyi sax mbalit mi fanaan fi dañ koy daal defar te loolu nag xaaru ci jigéen xaaru ci kenn dafa jël bale bi comme ça di bale gis nga ko gars yi ñoom amaata gars yëpp vraiment waa sécurité fii daal moom gars yi moom dañuy jël jàpp ci liggéey ba nga xam ne ni tey liggéey bi bëgguñ mu tardé fenn gis nga ko moom mooy bale nii bale nii fii ba mu set bale fële donc di dajale mbalit mi yooyu pour rek vraiment tey fii boo rombee da nga naan sax fii vraiment kenn musu fi teg affaire kenn musu fi def séddale ñam donc defe naa loolu aussi ci propreté la bokk. liggéey bi jaar na yoon vraiment gars yi jaaral nañ ko ci yoon ak sama champion bi waaw xarañ 2 ki mooy xarañ 2 waaw mais xarañ 2 kaa jëla ma xarañ 2 mais xarañ 2 non yow da nga bokk ci kër gi te aussi da nga ci bokk te defe naa ne tey wane nga ko. waaw lu leer dafa dëgg la. waaw gis nañ bi nga ñëwee da nga sumeeku nekk ci liggéey bi. waaw loolu lépp lu ko waral mooy sëñ bi rek liggéeyal sëñ bi rek. waaw sëñ bi moom kenn la fi. waaw borom baax la sa kaw sa kanam rek yaa ma gën a xam maam moom yàgg nañ sama nit la. sama sëriñ la en même temps. waaw gis nga da ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram rek. mu koy yàgg a def. waaw da ko yàgg a jox jaam ñi. waaw da koy yàgg def nag mais yàlla na ko yàlla gën a yokk mu gën ko di ko defaat. te na ko yàlla jàppale. waaw mais xarañ dina ana entraînement yi foo toll na yow tamit. waaw gis nga man nag benn instant maire bi ma xawoon tere quoi. maire bi. waaw mais na la bàyyi nag yow tamit lamb ji da nga ci am place da nga ci am wàll. dafa leer dafa leer. waaw Rock Énergie mu lay xaar. waaw gis nga dafa leer. xanaa bu koor gi passé nga reprendre. waaw bu koor gi passé moom mooy commencé waat. incha allah waaw bu neexee yàlla. waaw jaajëf waay champion merci beaucoup. voilà kooku mooy xarañ de gis nga ko bokk écurie bu mag boobu muy écurie Rock Énergie di ànd ak ñoom Modou Lo di ànd ak ñoom Laay Pythagore ak ñoom Mor Yekine ak ñeneen ñoo xam ne vraiment ñu ngi ci écurie bi moom aussi tamit muy xale bu baax vraiment dégg nga ko nekk taalibe alors à chaque fois que bu jant bi sooyee rek day bàyyi léppam ñëw vraiment sumeeku jàpp ci liggéey bi pour wane ne dafa bokk ci kër gi te vraiment aussi tamit loolu taxawaay boobu tamit rafetlu nañ ko trop